salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. yéen ñu ko gën a xam fi mu toll nii waa coalition Yewwi Askan Wi dañoo ne dañuy def manifestation suba def seen déclaration comme ni ñu ko daan defee moom préfet mu ne da koo interdire te pourtant ay prérogatives am sax eggul ci interdire ko mu nekk loo xamante ne dégg ngeen leader yi ñu ci wax ñoom seen kàddu moo gën a jotale fuuf suñu bos ñun waaye li ci ëpp solo te fi mu toll nii ñun ñi nga xamante ne également ñun ñooy wuyoo waaye Yewwi Askan Wi rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuyoo njabootu président Ousmane Sonko dafa am mbir yoo xamante ne mi ngi xew mooy ay information yoo xamante ne dañoo ne faw ñu jàppale leen ko dafa am ñaari leer bi si njëkk di kenn koo xamante ne tubaab la bu xonk cur mu tudd Emmanuel de Fourneau mu bind benn texte boo xamante ne bind na ko tey ma bëgg nag képp kuy sénégalais nga dégg tubaabam dégg wolof nga dégg faram-fàcce bi nga xamante ne bëgg nañ ko cee def gannaaw ñun bi ñu déggee li nga xamante ne moom wax na ko gannaaw moom président Ousmane Sonko mu am ay information wax na ko junj na ko démb moom Macky Sall na mu nekkee France ak ña mu jot a gisanteel ak la ñuy waaj moom président Ousmane junj na ko ngeen dégg ki nga xamante ne moom tubaab la jàngee France nekk France di français nekkul sénégalais di Emmanuel de Fourneau génn bind benn texte parce que nit la koo xamante ne c'est un universitaire maanaam koo xamante ne dafay egg fenn foo xamante ne ci wàllum xam-xam bi mu mën a am ak information yi nga xamante ne mën na koo dikkal amaana man Sadiq Top du ma fa egg amaana keneen du fa egg ba tax na loolu bu ñu ko gisee tombeeg président Ousmane Sonko am lu ñu junjoon day attirer suñu attention moo ne woon nañ ñëw waxtaan ci ak yéen Emmanuel de Fourneau boobu di ngeen ko gis suba incha allah en interview fii ci Jotna en français lay doon parce que tubaab la déggu wolof dina ko def ak ki nga xamante ne moom mooy le coordonnateur de Jotna ci diaspora bi yëpp di Lamine Niang parce que tey la ko waroon def waaye fa mu nekk fi mu ne nii taw bi dafa bari tellement que courant dafa coupé boo tax mënu ko def donc demain matin incha allah dina ko def waaye la mu bind te war ko leeral suba ci français ñun dañu ne woon texte bi ci boppam puisque am nañu ko dinañ leen wax exactement de quoi il s'agit moom Emmanuel de Fourneau nee na yàggatul dara dinañ gis plan bi nga xamante ne li koy mottali boobu plan yàggatul dara dinañ gis liy mottali plan boobu nga xamante ne Macky Sall teg na ko en complicité ak ki nga xamante ne moom mooy Emmanuel Macron sénégalais di bu yàggatul dara dinañ comprendre plan boobu lan la ak lan moo ko tax a jóg loolu la tijjee moom waa jooju nee na yàggatul dara moom tubaab bi sénégalais yi waa àddina dinañ xam plan bi nga xamante ne moom la Macky Sall teg complicité ak ki nga xamante ne maanaam complot ko ak Emmanuel Macron nee na plan boobu di ngeen xam léegi parce que lii mottali ba plan bi war a mën a mat léegi mu mat parce que ñoom seen plan la bu ñu teg lu ñuy wax puzzle di jël benn pièce di teg di jël benn pièce di teg ba pièce bi mën a mat moom tubaab moom Emmanuel de Fourneau nee na mars 2021 Macky Sall daf ko naqari maanaam lu mu téye la ba tey lu mu lanc la boo xamante ne ba tey génn gu ci bu ciy wax xol la ciy waxee bu ciy wax da ngay sentir day fàttali encore une fois de plus ne moom Macky Sall ni Sénégal yi génnee mars 2021 li mu bëggoon amu ko wan ko ne Sénégal moomuloo ko loolu ça lui est resté à travers la gorge ba tax na daf ko lanc la boo xamante ne daf ko bëgg a téye mais balaa moo am lu ko neex dëgg mu jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko parce que démonstration de force bi nga xamante ne sénégalais yi wane nañ ko ci mois de mars 2021 loolu nafa naqari Macky Sall loolu la tubaab bi wax ci texte bi mu ne naqari gi mu naqari Macky Sall egg na foo xamante ne lenn rek la bëgg fi mu ne nii mooy fexe ba jaamaarloo ak Ousmane Sonko parce que moom Macky Sall bi mu jotee ci nguur gi ba keroog muy jaamaarloo Ousmane Sonko opposition bu mës a jaamaarlool daan na la mu jàkkaarloo Ousmane Sonko complot ci kawam affaire bi mu nekk rippil boo xamante ne xaaru ko woon mu ne mbàpp ci suuf moom Macky Sall nguuram nekk ci suuf nekk ci dans la rue comme ni ñu koy waxee président Ousmane Sonko delloo xale yi ne leen nañ yem fii parce que li ñu doon xeex mooy ñu bañ ñoo jaay doole loolu muy discours boo xamante ne bu ngeen déggee ñun suñu wax ak ñëpp li ñuy wax mooy mars ci lañ délivrer sénégalais yi te la nga xamante ne moom tàmmoon na du ko def ba loolu dootu fi am tubaab bi nee na
loolu bokk na ci li nga xamante ne moo naqari lool ki nga xamante ne moom Macky Sall moom Emmanuel Defourneau moomu te défaite la boo xamante ne c'est sa première défaite politique mais défaite la boo xamante ne adduna bi yëpp dañ ko gis parce que gis nañ manifestation yi amoon France yi am États-Unis yi am Canada yi am Europe ci dëkk yëpp loolu bi mu ko gisee ñëpp gis ko mu am ci défaite daf ko naqari ba fi mu ne nii nag il cherche à avoir sa revanche ci doublement te lii nag d'après Emmanuel Defourneau universitaire français nee na moom Macky Sall complot bi mi ngi koy teg ak kii nga xamante ne moom mooy Emmanuel Macron président bu France lii la Emmanuel Defourneau wax mu ne nag défaite bi mu am ci 2021 dafa naqari Macky Sall ba nga xamante ne affaire bi dafa jël une dimension internationale foo tourner tey dañ naan ko Ousmane Sonko mooy kan ana Ousmane Sonko il est le chef de l'opposition fu mu tourner tey jii nii dañ koy fàttali li nga xamante ne moom mooy mois de mars mais surtout fu mu tourner tey dañ koy naan dañ koy xoolu bëtu yow tu n'es plus légitime amatoo légitimité mooy li ko président Ousmane Sonko doon wax ba nit ñi naan noo war a koo wax Macky Sall n'a aucune légitimité vis-à-vis de ses pairs bu génnee ci biti dañ li nit ñi di xool ci moom surtout dëkk yi nga xamante ne dëkk yooyu démocratie moo fay dox sa peuple maanaam saw askan cër bañ la jox ñooñu noonu lay jay jàppe te image bi ñu jàpp ci Macky Sall mooy askanam dañ ko dummóoyu gannaaw ba mu bëggee faagaagal ak politicien mois de mars 2021 loolu tax na affaire bi metti ko metti waa France parce que waa France ñoo ko ngemb te ñoom la ci complot wala ba tax na tey jii nii ñuy laaj nag fan lañ mën a jaar ñoom pour non seulement jël seen revanche mais fexe ba yeewi askan wi tas ko mais surtout fexe ba ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ñu mën koo neutraliser mën koo téye loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la tubaab bi wax di Emmanuel Defourneau nee na nag gannaaw bi nga xamante ne mars 2021 ak tey def na ay weer gannaaw bi nga xamante ne jàpp nañ ne Macky Sall uppercut biñ ko dóor sénégalais yi fàtte nañ ko Macky Sall nag commencé yëgaat boppam parce que biñ koy soog a duma bi teeyoon na xam na ne sénégalais yi dootuñu nangu leen nii waaye entre temps yenn yi mu bëgg a forcer mi ngi koy forcer tellement ba uppercut boobu mu passé koo fàtte mi ngi mel ni ñu dóor la benn coup bi sax sàpp ci yow nga di ko yëg muy ab métit bis bu métit ba jeexee ba ngay yëgaat sa bopp mooy li nga xamante ne moom moo dal Macky Sall d'après li tubaab bi wax di Emmanuel Defourneau léegi nag ci wàllu woowu loolu bi mu ko dalee moom Macky Sall lii la def mu ne dafa changé li nga xamante ne moom mooy la chef de sa sécurité lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum sécurité domaine bépp la changé police gendarmerie armée yépp mu changé ko moom mooy bi mu njëkk a def ñaareel bi mu dooleel ay moyens logistiques de répression maanaam lépp loo xamante ne ngànnaay la yoo xamante ne day mën a dal ci kaw nit ñi gaañ leen da koo gën a dooleel yokkal ko état bi ngir waajal benn mbir mooy la ma leen waxoon ca suba moom Macky Sall dafa teg benn plan am lu mu doon wàcc dàq na ñenn ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci wàllu sécurité am ñu mu indi waaye yamu ca moom Macky Sall dafa gën a renforcer li nga xamante ne moom mooy logistique de répression maanaam yi nga xamante ne mooy matériel ngànnaay yu mu indi ngir dal ci kaw population sénégalaise bi waaye li ci gën a gaaw et surtout loolu foofu laay taxaw tuuti mu ne et surtout la modification du code pénal concernant le terrorisme même purement symbolique est là pour rassurer les investisseurs étrangers parce que moom Macky Sall gannaaw bi nga xamante ne li fi amoon mois de février mars 2021 am na fi investisseurs étrangers yi nga xamante ne ñooy investir biir Sénégal puisque Sénégal yëpp da koo jaay ñooñu dañ ko wax ne ko ñun wóolootuñu dugal suñu xaalis ci réew moo xamante ne ñi fi nekk ak ki nga xam ne gis nañ ne am na fi doole ndaw ñi topp nañ ko moom nee na Sénégal pour Sénégal Sénégal pour Sénégalais yi Sénégal pour ndaw ñi te kii bu fi ñëwee ñun suñuy li ñuy daan gañe ci yow li ñu doon jox doon ko xañ Sénégalais yi dootuñ ci jot kon mënatuñoo dugal suñu xaalis pour rassurer leen pour wax leen ne man dinaa fexe ba yéen ngeen continuer di mën di investir Sénégal dinaa def loi boo xamante ne képp ku jóg su ma neexee rek daat koy jàppee terroriste daat koy jàppee li nga xamante ne moom mooy rebelle yéen a ngi fàttaliku à l'époque kii di président Ousmane woote woon na moom président Ousmane Sonko ne Macky Sall mi nga dugal loi boo xamante ne li ko tax a jóg mooy fexe ba jàpp ku mu jàpp rek
ci ab manifestation non autorisée par exemple daan na diw terroriste la foo bokk ñu ne ah Sadiq Top de Pastef la bokk jàpp nañ ko comme Sadiq Top Pastef la bokk moom terroriste la kon Pastef ga mu bokk dañ koy dissoudre dañ koy daaneel loolu mooy loi bi nga xamante ne moom la Macky Sall voté lu woon à l'Assemblée nationale te président Ousmane Sonko doon ko kaas kon lu ñu doon togg la fàttaliku leen bi ñu voté loi bi nga xamante ne dañoo ne ku siif mën nañ laa tëj sa giiru dund wala 10 ans lu ko ëpp fàttaliku leen bi ñu nee voté nañ loi boo xamante ne kat dañoo ne ku siif procureur bu ko neexee téye la di wala doyen des juges wala juge bu mu mënti doon bu dee juge d'instruction téye la 10 ans soog laa àtte bi ñu ko toggee ba lal ko ba voté loi bi ñëpp rafetlu ko jàppoon ne loi bi li ko tax a jóg mooy dal ci kaw yàqataan yi ndeka ne plan la boo xamante ne bokkoon na ci liquider ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko loolu dafa échoué woon mu defaraat beneen plan boo xamante ne ci wàllum terrorisme la parce que addina bi saa yoo nee terroriste les puissances étrangères ñi nga xamante ñoom ñooy waa France ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa États-Unis ñi nga xamante ñoo nekk Europe boo nee terrorisme rek ñoom dañ ciy nangoo dugal seen xaalis ànd ak yow mu utiliser terme boobu terrorisme dugal ko ci loi suñu code pénal daat na nag képp ku dem manifestation li nga xamante ne suñu constitution moo ñu ko consacré ki nga xamante ne mooy suñu charte ndayum réew constitution ñun ñëpp ci la ñu war a tënku moo nañu képp kuy sénégalais am nga droit boo amee lu la naqari nga manifester ko moom Macky Sall mu dugal ci code pénal daat na képp koo xamante ne yaa ngi manifester te manifestation boobu ngay def kat mu nekk lu ñu war a lu ñu autorisé wul rek bu ñu la jàppee mën nañ laa qualifier yóbbu la ne yow terroriste nga yéen a ngi dégg wax maanaam yow sénégalais bi may seetaan nga am droit Sénégal juddoo Sénégal bokk Sénégal nga amoon feneen doo dem feneen fu dul Sénégal parce que Sénégal nga xam boo amoon lu la naqari tey nga taxaw ne da ngaa am lu la naqari dañ lay jàppee ne yow terroriste la moom Macky Sall mooy loi bi mu dugal kii loolu la ñu Emmanuel Defourneau mii duñu nettali nañu fàttaliku leen moom Macky Sall dugaloon na loi boo xamante ne yéen waa Sénégal c'est pour préparer dal ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko dal ci njabootam dal ci kaw Pastef tey jii nii mooy li nga xamante ne moom la ñu gis moo waral ñu interdit li nga xamante ne moom mooy manifestation bi waaye leneen li ci gën a garaaw mu ne bu yàggul dara fàttali ko leen itam moom Emmanuel Defourneau moo ñu koy wax moom tubaab bi nee na Nicolas Sarkozy gis ngeen Macky Sall recevoir ko waa lan moo waral Macky Sall recevoir Nicolas Sarkozy moom lañu tubaab bi di wax mu ne déjà Nicolas Sarkozy bi muy ñëw ba Macky Sall di ko recevoir c'était à la demande de son réseau d'affaires maanaam ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyandoo les hommes d'affaires les investisseurs ñoo ko yónni woon pour mu ñëw jàkkaarloog Macky Sall pour am ay garantie pour am li nga xamante ne moom mooy ay firnde yuy wane ne ñoom mën nañoo toog Sénégal ñoom luy wane ne donc ñoom seeni intérêt dara du ko yàq luy wane ne kat maîtriser nañ ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko looloo fi indi woon Nicolas Sarkozy bi mu ñëwee rencontré Macky Sall bi mu génnee lu mu wax Macky Sall c'est un grand démocrate moom Sarkozy nga xamante ne tekkiwul dara ca France parce que Sarkozy li mu bëggoon xool mooy ba xam Macky Sall ba tey mi ngi am kattan ngir diriger Sénégal def li nga xamante ne ñoom moom la ñu bëgg ñun ñëpp gisoon nañu ko Macky Sall assurance yi nga xamante ne jox na ko ci nga xam ne moo di Sarkozy d'après kii di Emmanuel Defourneau mooy Ousmane Sonko ñoo ngi ci yoonu neutraliser ko maanaam ñoo ngi ci yoonu am contrôle ci moom mën koo téye ba li nga xamante ne bëgg na ko ci Sénégal changer ko ba Sénégal teg ci yoonu njub ba Sénégal mu nekk réew moo xamante ne réewum sénégalais yi la ba Sénégal mu nekk réew moo xamante ne képp kuy ndaw di nga am fierté bokk fi ba Sénégal kii nga xamante ne moom mooy étranger maanaam ku fi bokkul du la fi ëpp doole loolu jeex fi moom Macky Sall mu ne dinaa fexe ba neutraliser ko ba yéen li ngeen bëgg yéen étranger yi ngeen mën ko am d'après lii kii nga xamante ne moo di Emmanuel Defourneau wax mu ne foofu nag lay fàttali débat bi nga xamante ne amoon na mois de juin ci wàllum terrorisme bu ngeen fàttalikoo à l'époque moom Emmanuel Defourneau nee na fàttaliku bu ngeen fàttalikoo moom defoon na sur RFM rôle bi nga xamante ne France joué na ko ci réforme bii maanaam réforme bii nga xam ne dugal nañ ko suñu code pénal di qualifier de terroriste n'importe quel sénégalais boo xamante ne dafa manifester dafa am rôle bu rëy boo xamante ne France joué woon na ko ci fàttaliku leen à l'époque président Ousmane Sonko génnoon na ba naan France il faudrait que la France nous foute la paix. C'est l'expression que Ousmane Sonko avait utilisée. La France doit lever son genou de notre cou. Loolu la président Ousmane Sonko waxoon donc
pour wan leen ne waa France loi bii ñoom ñoo ko fi fexe ba yombalal ko ba Macky Sall voté ko à l'Assemblée nationale te jeg yi ñoo ngi jëm ci élection législative ay député encore lay xeexal pour ñu toogaat fi ñoo xamante ne dañuy voté li nga xamante ne moom la France bëgg te voté woon li nga xamante ne moom la Sénégalais yi bëgg moom Emmanuel Defourneau mu ne manifestation bi nga xamante ne def nañ ko mercredi bii passé muy le mercredi 8 juin mu ne li xewoon 2021 gannaaw ba terroriste infiltré lii nga xamante ne moom mooy manifestation bi moom ministre de l'intérieur infiltré na manifestation bi dugal na fa ay nitam li taxoon ñu def ko mooy dañoo jël ay nit d'après li nga xamante ne moom la Emmanuel Defourneau wax dañoo jël ay nit ñoom jëlal leen seen bopp jox leen rôle terroriste ñu mën leen a jàpp daan na gis ngeen ay terroriste leen loolu moo waral démb ngeen dégg ki nga xamante ne moom mooy le nouveau procureur nga xamante ne am njàngam moom damay laaj ba xam sori na parce que wax sax mënu ko waaye boo nekkul ci dëgg nekkul ci dëgg moom muy wax waxi rebelle ca loolu lañu jëm loolu dong moo waral ñu def ko kon loolu itam mbir la moo xamante ne jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax kon manifestation 8 juin bi nga xamante ne def nañ ko li ko tax a jóg du lenn lu dul dem dans une voie dem ci yoon boo xamante ne te li ma leen wax encore une fois de plus damay interpréter texte ab tubaab ku ñuy wax Emmanuel Defourneau tubaab la français la mais nanguwul li ñuy def parce que xam na li xew yàgg na Sénégal xam li xew ma nga France moom bu ko neexoon mu toog défendre France bu ko neexoon mu ne sama yoon nekku ci intérêt France moo ma tax a jóg mais nee na intérêt yi dëgg ko tax a jóg du ko nangu mu ne kon France bi ngi joué rôle boo xamante ne baaxul pour Sénégal te Sénégal réew la moo xamante ne réewum naataange la dem naa fa réewum jàmm la réew mu dal la lii France bëgg a def ak Macky Sall ci wàllum terrorisme bëgg ko toppee ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko muy complot bu ñu teg ci kaw bu jàllee jàmm dootul am Sénégal loolu moo waral ma yéen Sénégalais yi ma leen di avertir ngir ngeen jël seen responsabilité kon mu ne nag plan bi mi ngi commencé defaru benn par benn loolu moo waral terroriste yeeg rebelle yi ngeen di dégg tàmbali bi Casamance ngeen di dégg foofu nag waa Casamance war nañoo jël seen responsabilité ci benn domaine surtout les cadres de la Casamance man de Thiès laa dëkk su ma déggoon ñu ne ñun waa Thiès di ñu stigmatiser di dal suñu kaw waa Touba de leer na ma ne am nañ fulla bu toll bu ñu ne woon waa Touba ñoo def sàngam alors que xam nañ ne lu dëgg du yoon dinañ génn na leen arrêté li ngeen nekkee parce que mënuñoo dëkk ci loo xamante ne stigmatisation la dal ci kaw xeet nga dëkk Casamance ñu dal ci sa xeet ne la rebelle nga juddoo Casamance ñu dal ci sa xeet ne la rebelle loolu fan la tegu ci Macky Sall parce que tout simplement Ousmane Sonko ay origine am Casamance la il faudrait que ñun sénégalais yi ñu jël suñuy responsabilité léegi nag loi boobu nga xamante ne dugal nañ ko pour fexe ba dal ci kaw ndaw ñi fexe ba dal ci kaw ñi nga xamante ne mooy la jeunesse sénégalaise mais surtout moom Macky Sall garantir li nga xamante ne moom la garantiral tubaab yi mooy fexe ba neutraliser Ousmane Sonko jàpp leen ne projet boobu suba lay tàmbali incha allah d'après di tubaab bi wax nee na moo waral ñu jéem a interdire manifestation bi fexe ba daal ñoom jàpp Ousmane Sonko. à nous maintenant de prendre nos responsabilités ñun Sénégal parce que loolu mooy projet am Macky Sall 3e mandat moo ko tax a jóg foofu nag li ma fay tëjee ba yéen ñëpp ngeen war ko xam te le valeureux Cheikh Tidiane Dièye docteur Cheikh Tidiane Dièye wax na ko ce matin gis ngeen CEDEAO muy la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 15 lañu dañoo daje daal ne est-ce que duñu voter wala adopté loo xamante ne dëkk yi bokk ci CEDEAO yépp kenn de ci am lu ëpp 3 mandats 2 mandats ngeen bal ma nga xamante ne képp kuy président ñaari mandat mënatoo koo dépassé loolu la ñu bëgg ñu ne nañ ko voté loolu ñëkkoon nañ ko bëgg a proposé en 2011 CEDEAO à l'époque ñaar ñoo bañoon ne duñu ko nangu xam ngeen kan ak kan la woon Togo bu Faure Gnassingbé et Yadema parce que ñoom seen présidence seen nguur ñu ko yor papa doom sët ba tey ci lañ nekk moo tax ñu bañ loolu am keneen ki ko bañoon mooy Yaya Jammeh en 2011 parce que xam ngeen Gambie li fa nekkoon ñu dugalaat ko fa moom Macky Sall tey jii nii mu ne moom du ko signé du ko nangu Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire ne du ko nangu
Togo ñëwaat ne du ko nangu loolu lu muy firi moom Macky Sall mooy nee na Sénégal moom du nangu Sénégal di adopté charte boo xamante ne képp ku fiy président doo dépassé li nga xamante ne moom mooy ñaari mandat nee na loolu du ko nangu léegi kon moom tubaab bii di Emmanuel Defourneaux lii mooy li nga xam ne moom la wax sénégalais yi kon est-ce que war nañoo nangu loolu continuer yaakaar naa ne waruñu ko nangu. dégg ngeen le commissaire ki nga xamante ne mooy le commissaire divisionnaire bi nga xamante ne en ce moment fii may waxee ak yéen dafa nekk à la retraite muy le commissaire Sadio bind na texte bu gudd mais dinaa leen ci si pile ñaar ba ñett nee na Macky Sall luy taal réew mi la bëgg mais mu ne force de défense et de sécurité yi jël leen seen responsabilité amu leen droit dal ci kaw sénégalais yi yéen policiers yi yéen gendarmerie vous devez être républicain waaye dëgg moo leen war a tax a jóg est-ce que da ngeen a war a topp ordre yi nga xamante ne ñu ngi leen koy jox mooy dal ci kaw sénégalais yi loolu bañ leen ko bañ leen ko bañ leen ko te bu leen ko mësa na loolu également bokk na ci li nga xamante ne moom la commissaire Sadio wax ci li nga xamante ne moom mooy texte bi mu bind waaye leneen li nga xam ne wax na ko et c'est très important nee na ñi nga xamante ne ñoom ñooy les forces de défense et de sécurité yéen ñi nga xamante ne am na ci yéen ñoo xamante ne làggi nañu à vie paralysé nañu am na ci ñoo xamante ne gaañu nañu am na ci ñoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ngir kaaraangay Sénégal nañu xam ne bis ba ñuy aar Sénégal li ñu doon aar mooy li nga xamante ne mooy le peuple sénégalais et le territoire sénégalais aar peuple sénégalais aar territoire sénégalais mooy fexe ba nguur gii di def ndëngate bu ñu jaay doole ñi nga xamante ne mooy la population sénégalaise notamment loolu mooy li nga xamante ne bëggoon naa leen ko leeral tey nag nous le disons haut et fort suba moom yàlla rek moo xam ne muy demee mais Sénégal moom ñun ñoo ko bokk jàmm la ñu bëgg Sénégal ñun ñoo ko bokk ci jàmm ak salaam la ñuy dox waaye nag réew mi justice moom faw mu am bi te justice amu fi fal nañ le président en 2012 nga war a jeexal 2024 nga tëj ticc ne doo bàyyi nga tëj ticc ne doo may sénégalais jàmm waa lii ba kañ ñun nag loolu mënuñ ko nangu des forces de défense et de sécurité républicaine waruñoo mën a dal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy population yi nous le savons ñi gën a am li leen naqari ci Sénégal certes ñun bokk nañ ci waaye ñoom parce que saa yu mbir amee mbiru Macky Sall ak njut ñaañam ak jaay dooleem ñoom la ñuy utiliser ñu xeex ak askan bi xeex ak seeni mag ak seeni rakk ak seeni frère ak seeni jarbaat loolu est-ce que mën na continuer est-ce que mën ngeen a gëm ne ñii di waa police ñii di waa gendarmerie ñoom sàcc gi ñu nekk di sàcc suñu alal naqariwu leen kay naqari na leen mais nag ils ont aussi la responsabilité devant l'histoire parce que Sénégal mënula continuer ci situation bi nga xamante ne moom la nekkee Macky Sall mooy organiser élection ne diw lay àndal du ma ànd ak diw force ki lay àndal du ma ànd ak diw Ousmane Sonko le chef de l'opposition sénégalaise nga ne ko doo bokk dans les élections bu ñu nekkoon ci réew moo xamante ne xawee tuut am na ko ci wàllum justice su nekkoon ci réew moo xamante ne xawee tuut am na ko ci wàllum démocratie moom Macky Sall du xalaatu organiser élection yoo xamante ne Ousmane Sonko du ci bokk yaa xayti lu ñu ko laaj lu mu doon na nit ñi ba bu dee sénégalais yi gëm nañ ko ba tey topp ko moom Macky Sall sénégalais yi dinañ ko voté bu dee gëmatuñ ko toppatuñ ko te xam nañ ne toppatuñ ko sénégalais yi duñ ko voté Ousmane Sonko wala keneen wala Yewwi Askan Wi loolu la xam ak jaay dooleem ba tax mu ne donc ñii dama leen fii éliminer tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui étaient sur la liste titulaire loolu mooy situation bi nga xamante ne moo fi am. dégg ngeen nag la sortie du président Ousmane Sonko ci pàcc boobu lay mujj en attendant El Malick di dugg si nee na yëg nañu Macky Sall bi mu demee France ñi mu doon waxal lam fay préparé président Ousmane Sonko nee na Macky Sall pare na sax pour dugal ci Sénégal guuta goo xamante ne li ko tax a jóg du lenn dul pour wane ne Sénégal am nay rebelle Sénégal am nay terroriste jaral na ko mu def attentat d'après président Ousmane Sonko. attentat yoo xamante ne ay bakkan ñoo ci rot mu ne gis ngeen la ma leen doon wax de Sénégal amatul sécurité depuis Ousmane Sonko te bu boobaa wóor na ma ne ñi ñuy jàpp ci attentat yi Casamance lañ naan la ñu jóge wala dañ naan leen ay rebelle leen parce que lenn rek moo leen tax a jóg indi une corrélation maanaam wane luy niroo relation jokkoo bu am entre Ousmane Sonko ak ay rebelle wala ñoo xamante ne ak ay terroristes c'était naam aram ni sàngara ñoom sax xam nañ ne du dëkk